jërë ngeen jëf mbokki internet yi rawatina ñi nga xam te ne ñooy topp di bégg ak di safoo Rafah TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñi ngi waxtaan ak yéen ci sunu émission bii di jataayu koor jataayu koor nag ñu ngi ci fas yéene ànd ak ay sunu naataango yoo xam te ne fi leen nekk ci kër gi ku ci mel ni Youssouf Sadio nekk journaliste fii ci Rafah TV nekk tamit en même temps enseignant wala nekk en même temps éducateur ak Cheikh Mouhamed Fadel Ndiaye moom itam enseignant rechercheur la moom itam day jàngale day gëstu ak ku ci mel ni soxna Mariama Ñing tey nag ñi ngi fas yéene waxtaan ci ban thème mbirum ki nga xam si li nga xam si ne mooy CNRA mooy lan mooy conseil national de régulation de l'audiovisuel benn bànqaas boo xam ne dañ koo teg muy saytu lépp loo xam si ne moo jëm ci wàllum audio wala lépp loo xam si ne moo jëm ci wàllum télévision rajo ak télé yi ak yeneen tey dañoo gisoon bi nga xam te ni moom la koor gi di jub ñu woote woon presse bi waxtaan ak ñoom lan la waxtaane woon ak ñoom mooy dañoo gis ne bu koor gi dikkee dañuy def ay plateau télévisé yoo xam si ne bu jàllee day dem bay jaxas ay këri diine ak yooyu loolu nag ñu ne woon dañoo bëgg mu dakkal ko mais constat bi am mooy lan boo xool dafa mel ni ren la gën a yokk sax nag boo xoolee daaw bu ñu waxagutoon mu doonoon ñaari télé ñoo ko doon def ren bi nga xam si ne àdduna ci juróomi télé wala lu ko ëpp sax ñu ngi koy def loolu nag laaj bi ñu teg mooy lan ndax CNRA moom si jëmmam def liggéeyam bi mu war a def na ko wala ñi nga xam si ne ñooy télé yi ñoom ñoo deful seen liggéey damay tàmbalee kàddu gi ak Youssouf Sadio maa ngi lay nuyu dama lay bàyyi nga nuyoog mbokk téléspectateurs yi en même temps nga dikk ci question bi. di nuyu sama co-débatteur Mouhamed Fadel Ndiaye di ko nuyu bu baax di nuyu soxna Mariam Ñing di ko nuyu bu baax vraiment di kontaan ci thème bi nga indi nii tey pour ñu discuter ko. ak weer koor bu ñu nekk nii actuellement di ñaanal tamit tous les Sénégalais bon Ramadan ci wàllu CNRA comme li ngay wax ni agence de régulation la comme li nga wax ni bu ñu bàyyee xel année dernière l'année passée ñaar télé ñoo daan def émission yooyu tel que TFM et je crois bien quelle télé aussi Sen TV ñoo def émission boobu noonu mais léegi gis nañ léegi dafa am ay multiplier léegi fooy dem dañu koy def. man d'abord lu ma gis d'abord avant may ñëw ci CNRA en question dama xool ni léegi gars yi lan la ñuy gën a bàyyi xel mooy lan vue la ñuy gën a bàyyi xel vue di ko gis parce que bu ñu toogee ni def émission ak seen politique de marketing bi 200 000 mu ngi nii 500 000 mu ngi nii ku dugg suñu kii bi lii lañ lay jox donc dañuy attirer gars yi pour di dugg seen site bi di xool le nombre de vues qu'ils vont gagner ils sont pas en train de faire quelque chose nga xamante c'est fortuit waaw c'est pas professionnel ou c'est pas fortuit parce que il s'attend à quelque chose fin du mois dafa am lu ñu soxla foofu comme wàllu média comme li nga wax noonu boo nekkee ci YouTube bi dafa am li ngay séntu foofu noonu chaque fin du mois à travers les vues ngay kii loolu ngay kii parce que démb maa ngi doon seetaan benn télé de la place seetaan naa ko depuis ñu dem pause ñu ne bu ñu ñëwaatee ku dugg noonu ku ñu fekkee ci ligne bi dañ lay jox 200 000 francs tu as vu les gens ont commencé à manifester donc tous ces détails là boobu la ñuy xool léegi bu ñu woy côté tarixa comme li nga wax noonu parce que actuellement fu ñu toll nii Sénégal yàgg nañ ko wax chaque fois ñu ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar n'est-ce pas noonu ñu koy waxee du ma olof daal mais damay débrouiller donc ci loolu noonu bu ñu appesantir ci loolu suñu maam lu ñu bàyyoon foofu fii ba léegi noonu la continuer mais gis nañu chaque fois bu changement amee si on se rappelle l'année dernière depuis l'autre la Gana Messere mu demoon ci une télé de la place mu demoon foofu noonu il y avait pas mal de participants des mourides ont manifesté après benn tarixa ñëw tamit encore et manifesté mais chaque fois da ngay gis différence bi donc pour ñeneen ñi lii affaire concurrence la or c'est pas une question de concurrence man sama gis-gis du concurrence parce que tey man boo ma invité ci benn télé de la place nga ne demal foofu noonu en tant que mouride donc bu ñu laalee affaire diina bi nit man tamit il faut que ma manifester affaire diina boobu nag il faut mu forcer il faut mu manifester ko murid tamit boo ko manifester comment dire tijaan tamit boo ko wooyee tamit ci benn kii tamit nga wax ko il faut que mu manifester laayeen tamit même chose donc loolu peut-être gars yi conception seen conception man sama conception seen conception ñu yoo def noonu affaire bi concurrence la mais man sama gis-gis sama xalaat du concurrence quant à la CNRA liggéey mun na def comme li nga wax ne régulation lay def donc ñoom bu ñu demee ba gis ko nii gars yi lu ñuy doxalee nii dafa am concurrence boo xam te du concurrence saine parce que concurrence saine dafa baax mais bu fekkee la concurrence n'est pas saine
donc cette fois-ci baaxul léegi Sénégal lan lay def moom dafa nar a ñëw mu arrêter mu mettre fin à ça bu fekkee les gens ont commencé à parler parce que ñoo tamit c'est des professionnels Sénégal c'est pas n'importe qui je crois c'est Babacar qui est là-bas Babacar Diagne donc ils sont des professionnels ils ont des am na ay partenaires ñu nekk partout dans le monde ñoo xamante ne dañuy chaque fois dañuy suivre gars yi lu ñuy def dañ koy suivre bu fekkee gis nañ chaque fois am na benn confrérie bi nga xamante ne il se sent frustré maanaam neexu ko dañu ne ñii ñoo ëpp nit ñii ñoo ëpp nit vaut mieux ñu def foofu croix parce que après dafa am lu muy jur noonu bu dee man la à la place de le gars qui gère comment dire la CNRA ma mettre fin à ça mais comme léegi Sénégal daal doo comprendre daal Sénégal dafa politique mais à la fin doo comprendre gars yi lu ñu nuroo léegi ne parce que lépp lu ñuy def affaire politique la ñuy def moo tax da cee baax tamit comme jotaay yi mel nii ñu waxtaan ku nekk na nga indi sa xalaat foofu noonu ñu discuter ko pour le moment lii laa am lu may wax ma bàyyi sama co-débatteur tamit s'ils ont quelque chose à dire. merci beaucoup am na solo sa participation am na solo dañuy dikk ci Cheikh Mouhamed Fadel Ndiaye dégg nga loolu ñu wax nga xam si ne mooy CNRA nekk kuréel goo xam si ne mooy saytu lépp lu jëm ci wàllum audio ak visuel télé yi ak rajo yi kaddu bi koor gi jubee addu nañ ci plateau télévision yi nga xam te ne day jaxase këri diine yow d'abord entre diine yi loolu boo fekkee ne dégg nga nekk nitu diine nga nekk jàngalekat ban jàng nga ci am. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Sine ñi ngi lay ziar bu baax a baax di ziar sëñ Sadio di ziar it soxna Mariama Ñing di ziar mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel lépp di ñuy topp di ñaan sunu borom defal ñu tawfiq ci weeru koor yu ñu nekk si laaj bu am solo nga laaj dégg nañ Sénégal laata wala boog laata koor gi mu génnee loolu wax ci comme bëgg a wax ne nañu arrêté yooyu la émission ngir amaana féewale giñ ci njorta gi ci aju mais d'abord man damay wax ni Sénégal est-ce que am na crédibilité d'abord xayba bi mu waroon a am ci bëtu nit ñi nga xamante ni tey comme kilifa goo xam ne day wax ñu war a bàyyi mu digle ñu war a def maanaam dafa mel ni ñi mu yilif ñoom dafa mel ni bàyyi wuñ ko xel daal te it maanaam ñun dañu absence totale la ñu gis ci liggéeyam moom ndax da ngay gis waxuma la yii dong waaye day am yeneen yu gën a pire yuy xew ci Sénégal ci suñu télévision yi te moom du yëngu du raf loolu ñun daanaka ñun Sénégal yi ñun li ñu xam comme bu fekkee moom dafay sàmm li nga xamee ni moom moo war a xew ci télé yi ndax noonu la wala du noonu waaye li fi xew ci ay dégâts ci sunu télé yi kenn xamul nu mu toll daanaka chaque jour feuilleton yeeg série yi chaque jour ñu def ay penalty yoo xamee ne ay gone la ñuy jël rek rafet na xees na njool na ñëw teg ko ci kanam lu ko neex mu wax lu ko neex mu def saaga yee ngi fi ni te daanaka boo saagaa ci internet bi ñoo yóbbu la police te ñoom ci seen série yi la ñuy saaga kon Sénégal ana moom booba kon dafa mel ni bu absence foofu rek ñëw fii wax daanaka kenn du ko déglu loolu benn la problème bi mooy Sénégal mi war a dégle mi nga xam ne moo war a mbir yi xaajale ko kenn ku ci ne lay sa rôle mu war koo def moom moo njëkk a échec maanaam moo njëkk a ñàkk crédibilité d'abord loolu benn la beneen bi ci des moom mooy télévision yi plateau yi ñuy def lan moo leen ci man damay laaj lu leen ci maanaam poussé ñu di ko def man damay jàpp ne ñoom ay boutique lañ yor di jaay ay commerçant lañ ak noo ko mën de tuddee malheureusement commerçant lañ yoo xamante ni ñoom lu xew ci marché bi lu manti doon rek ñoom dañ koy jaay soit baax na wala baaxut ñoom seen yoon nekku ci produit bu manti ñëw boo xamee ni ñoom war nañ cee mën a gañe xaalis rek ñoom dañ koy jaay man loolu laa leen jàppee parce que yenn saa yi ngay gis ñuy produire ay émissions yoo xamante ni tey dalay leer ni ñoom ñi nga xamee ni ñoom ñooy produire émission yooyu la ko commencé ca kaw directeur général ba ak ka nga xamee ni moom mooy nangam gaak nangam ba ci gardien bi nekk ci buntu kii bi vigile bi leer na ko ni lii muy produire bëggul aw askanam mel ko bëggul doomam mel ko laa bëgg a wax mais léegi pourquoi mu di ko def da ngay xam ni kon kii lii la bëgg poste bi xam na ni bu ko defee sénégalais yi danañ ko kii ak nangam rek mu def ko te man loolu du ma blâmer sénégalais yi parce que jëmmi média moo garaaw ba nga xamante ni tey xoolal bu ñu doon seetaan fii film rek yow leer na ni ñii dañ koo xaw a programmer pour ñu gëm loolu waaye ci biir faaw nga xaw a am koo faral ak yu demee ni ki noonu buñ ko gañee mu metti la affaire yooyu parce que noonu lañ ko filma moo tax noonu lañ ko defee kon yow mi nga xam ni yaa koy seetaan yow dañ laa not mënaloo sa bopp dara ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo koy def comme ñoo ko war a defee noo xamee ni ñun danañ ci gis suñu bopp ñun danañ ci mën a defaru ñun danañ ci mën a nangam ak nangam te li sëñ Sadio wax
maanaam ci wàllu nu mu tuddati comme conflit kii yooyu ñuy def maanaam man dama jàpp ne xeetu concurrence la ndax foofu dama naan man weeru koor est-ce que tarixa yee ko moom weeru koor c'est pas pour les tarixa di maanaam ay jullit la ñu nekk ci réew mi tey ñun maanaam dañoo nekk ci réew mi nekk ay jullit ñi nekk murit ñi nekk tiijaan ñi nekk xaadir kenn ku ci ne maanaam nekk nga jullit am lu ñu foo xamante ni ñun ñëpp dajee nañ fa waaye bu ñëwee ba suñ tarixa yi kii dafa dem fii kii dem fee kii dem fee wala déet weeru koor nag dafa bokk ci li nga xam ne ñun ñëpp dañoo dajale kon dama yaakaar ni buñ xasee ba yegg si ci weeru koor ñaata ci ay borom xam-xam yow sëñ Sadio moo nekk ci réew mi ñoo xamee ni li ñuy nelaw ak ci xam-xam kenn xamul nu mu toll est-ce que jekkul woon chaque guddi chaque nuit ñu invité benn borom xam-xam jël benn sujet ci sujet yi am solo ci réew mi rawatina jamono ji ñu génne ak manifestation fitna yi fi am waruñ ci woon a laaj maanaam l'islam ban taxawaay la ci am l'islam nan la gisee nguur l'islam nan la gisee gouverner l'islam nan la gisee aw askan wu jóg l'islam nangam ak nangam ak nangam loolu waroon nañ koo laaj kon lii nii li tax ñoom télévision yi jéemuñu koo lijjanti jéemuñu koo xam jéemuñ sax xam point de vue l'islam te pourtant am na ñu koy def loolu daf lay dëggalal ni ñoom ab boutique la ñu yor di jaay lijjantiwul lu askan wi soxla ak lu soxlawul ñoom lu seen poste du na ci yam xam naa ñu bañ a guddal foofu ba ci kanam incha allah. kàddu gi am na solo lool xam naa dañuy dëkk ci sunu soxna si di soxna Mariama Gningue soxna Mariama gis-gisu télévision yëpp plateau télévision yooyu nga xam dañ koy def ci koor gi ban gis-gis nga ci am. salaamaaleykum wa rahmatullah xanaa ñu dëkk ci li nga wax rek muy que ne nit daa am loo xam ne danga koo war a sooraale ci sa jëmm ndax lislaam la ñu wax waxuñu kii jaar ñi lislaam la ñu wax li ñuy boole la ñu wax ndax boo xoolee ñun suñ jëmm dañoo bokk loo xam ne mënuñu koo seddoo te yàlla daf ñoo xëcc ci benn buum te kenn ku nekk tamitam sag yoon walla sag yoon def na fi loo xam ne nii boo taxawee ne diw moo def nii kee taxaw ne moom moo def lee maanaam day indi ab xaajatle lay indi te dañoo war a wattu loo xam ne day indi ay xaajatloo suñu biir loolu dañ ko war a wattu bu baax a baax indi nag loo xam ne daf ñuy boole ci benn buum bi nag mooy buumu yàlla gi ndax waruñu cee teqalikoo benn yoon ndax kenn ci ñun ganul ki gën ci ñun mooy ki ragal yàlla kon ñun nañ sóoraale lenn bu fekkee ne boroom xam-xam nga na nga sóoraale toog ci télé di wax yenn wax yoo xam ne nii bu ëllëgee day tax walla day jur loo xam ne day tax kii naan ñii ñoo féete kaw walla ñii ñoo féete suuf loolu dañ koo war a bañ bu baax a baax buñ xoolee ñun ñëpp benn lañ te fa ñuy daje itam benn lay doon kon xam naa wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf soxna Mariama kàddu yi am na solo Youssouf Sadio dañuy dikkaat ci yow rek li nga xam si ne mooy CNRA est-ce que jàpp ne moom li muy liggéey bi mi ngi ci def comme ni ko suñu naataango bi wax sànq da ci nekk di def ku ma am ndey ku ma amul ndey kii téléem neex na ma wala kii am naa fa ab xarit bu fekkee ne télé moo koy def ma bàyyi ko télé bee fàllu moo ko yor comme fàllu neexum bu ko defee ma rëq ndigam est-ce que yaakaaroon loolu moo ci am. sëñ Fallou nu mu tudd sëñ Sini di la nuyu encore le fait que nga ñëwaat encore di ma poser question bi parce que affaire CNRA gars yi yàgg na di kaas CNRA lu tey boo xoolee en pleine émission sax des fois da ngay nekk en pleine émission ñu coupé sa signal. am na les télé de la place chaque fois day am fii ñu coupé sa signal parce que tout simplement lii ak lii donc affaire protocole loolu dafa sama gis-gis dafa bokk ci CNRA lu muy liggéey fii Sénégal maanaam mooy lan comme li nga wax ni kii sama xarit la kii sama kii la xaaral ma ànd ak moom et cetera loolu moom mu ngi fii kumba amul ndey xaw ma kumba amul kumba ok donc loolu liggéey boobu chaque fois waa CNRA dañ koy def léegi yooyu noonu c'est pas prévu pour du règlement bi nga xamante ne boobu la kii CNRA di def parce que CNRA régulateur mooy lan tey bu problème amee man damay ñëw du ma faral ci benn parti
du ma nekk ci benn parti man damay nekk pour askan bi li nga xamante ni des produits benn valeur bi nga xamante ni baax na pour askan man loolu laay promouvoir mais bi nga xamante ni baaxul ci pour askan yi du ma ko promouvoir du ma xool ni kii ci télé nangam la jógee kii sama xarit la ci télé nangam la jógee kii sama xarit du ma xool foofu donc yooyu noonu bu fekkee loolu la ñuy kii ñu xool ci valeurs yi parce que chaque fois télé ay valeurs la ñuy soxla des bonnes valeurs yi nga xamante ni tey ëllëg xale yi l'enfant qui ne sait rien xale bu ndaw ki nga xamante amul dara buy seetaan télé mu mun a am ay leçons pour ëllëg normalement man noonu laay gisee Sénégal noonu la nar a doxee mais bu fekkente ne Sénégal day dox en certain moment mu dem côté bale côté bee mu bàyyi ko parce que ñi chaque fois ñoom lu ñu bëgg waa Sénégal lu ñu bëgg ñii duñ def loolu ñu commencé di la créer ay problème parce que dem na en certain moment am na ñuy wax ni ñene Sénégal c'est pour maanaam souvent boo xoolee ñi nekk ci état bi moom lay faral gars yi chaque fois dañ koy kaas donc loolu du gis-gis bu baax parce que boo nekkee professionnel nga nekk sur le terrain il faut gérer les choses de façon professionnelle amul fii kii laa bokk wala kii laa kii bu fekkente ni kii lu muy diviser ci télé bi baaxul demal ci moom nga ne li ngay def ni baaxul s'il le faut tu coupes le signal mais Sénégal daal affaire yow man ak yow ñoo bokk kii ak kii ñoo loolu moo yàgg Sénégal loolu moo tax chaque fois pour ñu avancer sur tous les côtés même côté wàllu liggéey sax pour nga avancer problème la sax tous les côtés laa la wax ne donc yooyu noonu loolu la ñu nar a teg à côté chaque fois nañu valoriser suñu valeurs yi parce que ñu ngi wax ni ñu ne Sénégal léegi amatul valeur yi ñu commencé disparaître je m'excuse ñu commencé disparaître lan moo war loolu tax ñu disparaître parce que média bi la parce que chaque fois xale bu ndaw day toog chaque fois di seetaan télé bu fekkee moom lu muy seetaan télé boobu noonu ça ne rime pas avec notre réalité rimul ak suñu réalité bi xale boobu noonu nga koy indi yi nekk États-Unis nga koy nekk France xale boobu après au finish la léegi donc là ça cause problème donc Sénégal bi nañu continuer def seen liggéey mais naka la ñuy defee seen liggéey mooy de façon professionnelle sans esprit partisan xool ni lii RTS la wala lii 2STV la wala nii rek non la loi comme régulateur la nañu réguler marché bi normal bañ a faral benn côté et cetera donc loolu laa mën a di ma kii daal. jërëjëf am na solo dañuy dikkaat ci Cheikh Mouhamed Fadel Ndiaye rek gis nañ ne mën nañ ko jàpp sax ne mbir yooyu dafa nekk mbiri saytaane pourquoi parce que dañ fay dem ci di wax ci cadre diine ca dafa am ñett yoo xam ne man bugguma sax di ci àddu muy lan affaire religion affaire ethnie ak affaire xeet bugguma di ci dugg de trop mais ñoom ñi nga xam si dañ leen di invité ñoom tam ñu dem ca télé ba ku ci nekk da ngay def noo defee ba comme noonu nga defee waxee léegi ne borom télé dañuy fexe am profil dañuy fexe ba ñoom am lu ci gagné ñoom itam ku ci nekk da ngay dem fexe ci am promotion naa dem ci plateau TFM wala naa dem ci plateau Sen TV wax loo xam si ne àdduna bi yëpp danañ ma ràññee naa ci fese loolu lañ ci kii loolu aussi yow en tant que islamologue la ban jàngat nga ci am. waaw jërëjëf sëñ Sini xam nga wax mooy li nga xam ne dafa xaw a doy waar maanaam tey ñi nga xamante ni tey ñooy wax xam nga mënuñoo génnee ñi nga xam ne ñooy ñiy wax ci ne liñ wax waruñu ko wax wala maanaam fañ ko waxee waruñu ko wax ndax benn boo xoolee ñoom ay jullit lañ ñañuy waxtaanee ay jullit lañ nekk suñuy kilifa niñ koy waxee la ñuy rapproché muy benn ñaareel bi it mooy waxtu yi ñu koy ne pourquoi ñu tànn foofu damay faral di wax ne yenn saa yi da nga am jafe-jafe ci benn mooy mag ñiy waxtaane mag ñi ci ëpp doone ñëpp maanaam tey da ngay dem liir ab mag da ngay dem liir benn kilifa dundam liir ay waxam nga xam mag mi comprendre xam bu baax a baax kii mooy kan am wala boog nga am loo xam ci moom nga wëlbatiku it xam lan mooy message am ak lan moo doonoon mission bu tax mu ñëw fi lan la doon xeex après nga dégg benn waay ci télé bi muy wax nga ni waa mais je me demande man ki ma liiroon nii ak li ma dégg mais ñoom ñaar lan la man damaa mënta liir kii wala man maa xamul wala kii li mu wax après yow da ngay jaxasoo tey dama lay jox misaal tey bu fekkoon nga xamee ne xam nga tey ñi nga xam ne dégguñu suñu langue ñi nga xam ne dégguñu suñu langue ñun ni ñu mën a xamee suñu mag ñi mooy à travers li ñuy bind comme boo bindee français wala nga bind arabe kenn maanaam xam ci Alhaji Malick wala moo xam Serigne Touba wala Baye Laye wala keneen mais ñooñu bu fekkee nga xamante ni tey maanaam découvrir nañ suñu mag ñooñu ci à travers loolu ñu bind ba ñëw fii ci suñu réew dégg wolof ñuy expliquer ñun ni ñuy expliquer suñu mag ñi ñoom dañuy laaj est-ce que yéen seen bindkat yee jum wala yéen seen waxkat yi ñoo mënta wax kon
problème bi mi ngi ci ñiy wax est-ce que war nañoo wax ñiy wax est-ce que war nañoo wax par exemple am nañ lu ñu wax ñiy wax am nañ lu ñu wax am na nuñ ko mënoon a waxee noo xamante si ni tey dana rafet dana jekk te ñëpp danañ xam ni lii mu wax kat baax na te yiw na luy defar la waaye bàyyi nañ ko fi dem ci leneen la ñu demeen maanaam la ñu dem daanaka ñoom ak télévision bi ñoo bokk jubluwaay ñoom ñiy wax am na lu tax ñuy wax mooy am na lu ñu bëgg ñi nga xamee ni ñoom lañ fi fekk si ñuy waa télévision bi it am na lu ñu bëgg moo tax ñu waxee noonu ñoom ñaar ñoo bokk jubluwaay kon problème bi mi ngi ci kii wax ni mu waxee ak ki nga xamee ni moom moo ko invité ci plateau bi mu kefe ci lu leer te day dem ba mu ci yàgg tey day dem maanaam mujj fent maanaam di ci judd fent ay affaire ndax bu fekkee nga xam ne ni ñëw naa fi daaw wax fi sama xarbaaxi maam yu ne weng ñëw fi daawaati jéeg waxaat fi yeneen xarbaax yu ne weng dinaa fexe ba bu may ñëwaat daaw dinaa dolliwaat weneen xarbaax wu gën a kawe wu gën a ponkal très bien fu ma ko mën di jëlee baax na yenn saa yi yow mi seetaan man du ma ko faral di seetaan waaye mas naa ci dégg kuy wax loo xamee ni moom man damaa reetaan loo te xarbaax la ko jàppee waaye reetaan loo na ma lool ba jéggi dayoo te da ngay gis ne kam koy waxal ak kooku la taxoon mu jóg ñoom ñaar dafa mel ni yàlla ak yàlla dafa mel ni asamaan ak suuf kon problème bi mi ngi ci ñiy wax par exemple dama lay jox misaal fii ñu toog tey jumaa ji bis bu set bu weeru koor wi jotee maanaam bis bu set ba weeru koor wi di jeex dana am ku tax ci biir jumaa ji def benn conférence boo xam ne waxuma la Sénégal waxuma la Touba waaye addina bi mën nañ ko cee tasaare te doo ci dégg lenn lu drapé nga dem Daaru Musti noonu bis bu set bërki démb maa ngi ciy déglu benn kii boo xamante ni dañ doon jàngale maanaam làkkum wolof naka la ñuy mën a sukkandikoo ci làkkum wolof maanaam nit ku ne sab làkk nan nga ci mën a sukkandikoo ba suqal maanaam sukkandiku ci ba soqaliku ci li ñu war a waxtaanee bari na yaaram léegi lan moo tax ñu ne ko fi ñukku dem di waxtaan yoo xamante ni tey mën naa jur ay féewaloo ak i xëccoo parce que maanaam amul kenn koo xamante ni yaa ngi sikki sàkka ci ne mbir mi moom xëccoo amatu ci xëccoo dafa am ci diggante plateau yi maanaam télévision yi waaye xëccoo dafa am ci diggante ñañ koy waxal maanaam jëmmi teraxa yi loolu dafa leer ba kenn mënatu koo kenn mënatu koo weddi léegi nag mbir la moo xamante ni tey amaana toll na foofu arrêté ko dana jafe du CNRA mii moo ko mën a arrêté te njortuma ni it xam naa day dana laaj ay mbir yu dëgër de ndax moom arrêté ko yombut de parce que ki koy def da cee mos loo xam ne dootu ko baax fa nga wokk foofoo xasan delloo fa sab loxo la gaa yi di wax danaan la delloo fa sab loxo nga jéem ko wokkaat baax a baax moo tax mbir yi moom na yàlla def sutura rek waaye njort naa ne fa mu jëm moom dana gën a kawe fii danañ gën a aj level bi li gaa yi di wax naa danañ gën a aj baar bi ca kaw danañ ko gën a kafin incha allah macha allah jërëjëf Cheikh Mouhamed Fadel kàddu yi am na solo lool ndax dañuy dikkaat ci soxna Mariama rek mooy ci moom sax la ñu tàmbalee li nga xam si ne mooy deuxième thème bi toujours ci cadre général lay doon mais bii yoon dañuy jël ci li nga xam si ne mooy sketch yi sketch mooy lan mooy bu demee bay bëgg a dogu télé bu ne am na ñuy tegal nit ñoo xam si dañ fay nekk ñii di dagg ay saaga ñii di ay ñam ñu teg ko di ko tuur ñii di ci yëg ci kaw ñam yi ak yooyu yow en tant que jigéen nga xam ne war nga nekk yarkat tax dañuy wax sax jigéen sax moo gën a mën a yar ka góor ndax góor ki amul temps pour toog yow jigéen nga yaa war a nekk ci kër gi di gérer loolu yow ak xale yi loolu aussi ban lan moo ci sa xalaat. waa kay sëñ Sini nga wax lu am solo man dama jàpp ne télévision yi buñ dee def tamitam nit ñi ñu ngi def ndax boo jëlee sa temps yàq ko ci benn mbir moo xam ne yow du la jural dara te doo ci jëlee lenn loo xam ne intéressé na la du la intéressé maanaam yooyu ay sabotage la te nit ñi bàyyiwuñ ci xel nañ ci bàyyi xel ndax koo xam ne danga wóor ba ngoon jot pour man jomb nga walla am na yoo xam ne war nga koo mën a sooraale ka di seetaan yoo xam ne dalay perturber daal walla dalay yóbbu ci loo xam ne maanaam yow doo yar sa bopp ndax
koo xam ne dafa dajale nit wala koo xam ne dafa nekk ci télé di tuuri ñam di daggi ay yu ñaaw. dañ koy c'est-à-dire saaga dañ koy rafetal rek mais boo déggee kàddu kenn gi da ngay wóorul kii saaga la bëgg waaw. xam nga yooyu tamitam dafa doy waar lool te yooyu tamitam sim yow yaa ngi koy bàyyee xel heure ba nga di ko bàyyee xel doo maanaam yow li nga bëgg doo ko am néew na nga am ko ndax tey jii sama par exemple ci man mi laa koy jëlee ndax tey jii heure bi bu jotoon maanaam bu ñu nee 18h jot na man ma bàyyi lépp lu ma doon def dem di ko seetaan loolu man yàq naa temps te pourtant ne man damaa waroon a cadre sama njaboot cadre leen ci loo xam ne lu baax la mais pourtant ñiy waxtaan ci l'islam a ngi fi ñiy waxtaan ci concours alxuraan yaa ngi fi mais pourquoi man heure boobu 18h jot na man tegaluma leen loolu nga xam ne moom da leen di xëcc yóbbu leen ci diine man damaa jàpp ne weeru koor gi daa am ñoo xam ne daal dañ koy fowe ndax yenn yi fowe dëgg la ndax am na yeneen ñoo xam ne war nañ koo tal lu dul nag di foo ay yenn heure yi nag wala tamitam nit ki tamitam benn côté tamitam ñun dañoo war a diiñ ci suñu bopp diiñ gi mooy lan nit ki am na fulla goo xam ne heure bii jot na lii lañ joué wala lii lañ teg mën naa am fulla cadre sama njaboot cadre goo xam ne nii duma ko seetaan ñoom duñ ko seetaan man dinaa leen utal leneen loo xam ne nañ ko seetaan loo xam ne da leen di yóbbu ci yàlla daal àdduna bi daal moo jaxasoo. amaana waxtu boobu nga xam si ne yow 18h jot na sa xel mi dem na ci sketch boo xam ban sketch moo xam sketch ban mu nga choisir yow jamono ba ngay dem yaa nga fa ànd ak say doom wala nga fekk leen fa ca waxtu boobu mënoon nga fa sax toog xëy na yaa ngi ca waañ ba xëy na am na ku nekk ca waañ ba mi ngi togg beñe donte yow mënoon beñe sax wala sa doom bi mënutoon beñe mën nga nekk moom ci waañ bi temps boobu diir bu gàtt boobu mën na fa man beñe mën na ko wala mën na xeet togg boo xam nga def mën na ko au lieu que muy dem loo seetaan loo xam ne si ni loolu amalu ko njëriñ soo ko nekk na kàddu yu am solo Youssouf Sadio sketch yi lan mooy sa xalaat bu 18h bëgg a jot bu doog di bëgg a jot amatoo benn télé boo xam si moom nga mën a seetaan télé bu nekk sketch ba mi teg sketch yi amul benn boo xam si ne lii dana la jëriñ ci sa dund bu loolu moom ban jàng nga ci am. waaw wàllu sketch ngay wax nii parce que comme li nga wax ni affaire bi moom business la comme ni ñuy wax ne marketing gars yi marketing la ñuy def parce que du ñu jox la benn produit ñu ne produit boobu noonu parce que les gars ils sont intelligents dañoo muus dañ xaar ba 18h jot heure boobu ñëpp ñu ngi toog. ñu ngi teg affaire yi mbuur yi nii teg xam nga dañuy heure bi nag c'est le moment propice pour gars yi mën a suivre sketch bi léegi xam nga ñoom borom produit bi jox na leen xaalis donc xaalis boobu noonu tamit à travers ñuy nekk di seetaan bu fekkee xale ñu ngi foofu comme crasse xaw ma c'est pas les kii la et cetera bon mooy affaire yooyu noonu bu fekkee xale ñu ngi foofu di seetaan gars yi kii ñu indi sketch boobu noonu pub boobu noonu xale bu ko gisee te mu ne papa doo ma jëndal lii politique boobu la ñuy marketing boobu la ñuy def. stratégie pexe yu ñu teg. très bien stratégie boobu la ñuy teg bu ñu ko tegee nii léegi si la famille est autour de ça donc bu ñu ko tegee ñu commencé di gis noonu xale bi chaque fois dañuy papa boo demee na nga jëndal ma lii parce que quelque part il a vu au niveau de la télé la ko gis moo tax muy wax loolu papaam mais loolu tamit boobu seen marketing la juste pour avoir quelque chose sketch boobu noonu bu ñu indi noonu comme li ngay wax ni weeru koor bi xam nga. weer bu am solo la normalement weer bi nga xamante ni ñun musulmans yi dañu nar a jaamu yàlla bu mat sëg parce que lii comme gars yi li ñu waxee ni weer bi bu ñëwee pour mu ñëwaat encore kenn xamul dala fekk fi wala du la fekk fi et cetera donc bu fekkente ni dañuy teg encore ay théâtre yoo xamante ni c'est insensé amul sens kii nee ne du woor wala bu wooree mu dugg ci biir toilette bi mu dem naan ndox affaire yooyu noonu léegi xale yi nekk foofu toog foofu noonu di seetaan loolu noonu après xale boobu noonu dañ koy manifester xale boobu dañ koy def donc bu ñu naree def nañu rafetal kii bi weeru koor bu ñëwee jullit li nga nar a mel ñu def ko nga toog bu fekkee jàng alxuraan nga toog jël Coran bi jàng ko loolu la ñuy nar a manifester ci télé bi ñu koy gis ñu koy xool ñi nga xamante ni sama zaari jànguñu kii Coran bi ñoom tamit ñu góorgóorlu ñu commencé ay sikkar yi nii ñu jël sa kurus bi di sikkar di tur yàlla et cetera bu fekkee loolu la ñuy kii loolu moom baax na mais quant à lekk di ko tuur di ko def nii amul benn sens parce que tuur lekk boobu noonu baaxul. xale bi koy gis aussi. xale bi koy waaw day yaakaar ne lii baax na day yaakaar yoon na
donc moo tax da cee baax surtout parents yi ak actuellement du affaire télé wala affaire yoon mais parents yi yow mii parent fexeel tu sa doom na nga ko teg ci yoon bi nga ne ko lii lu ñuy seetaan nii gis nga seet lii li ñu def nii tuur nañ ceeb bi baaxul dégg nga yow bu tuur ceeb xam nga weeru koor la ñu nekk nii ñu ngi déglu musique ñu ngi def nii gis nga ñu ngi def nii ñu ngi fecc yow bu ko def dégg nga baaxul bu fekkente ni mënoo ko tere pour muy seetaan télé mais yow tamit nga am stratégie wax ràññee ko chaque fois nga yow bu toogee ni nga ne lii moom kii nañ mais lii baaxul dégg nga waaw chaque fois loolu la c'est comme ça qu'on éduque l'enfant même en classe da ngay nekk classe bi xale mu def benn affaire ne nga corriger ko correction boobu moom moo nar a continuer à l'école comme à la maison moo tax correction c'est à vie aussi ndax même su fekkee ne génn nga ci biir soit sa waa kër dañ la corriger wala soit jalgati nga dem nga au niveau de la police jàpp nañ la arrêté nañ la mais de correction lañ la yóbbu foofu tamit yàlla yar la foofu damay profiter rek raconter benn anecdote benn soxna dafa nekkoon ak këram ak doomam ci kër gi di ko yar mais bu doom bi dafay waxee gros mot mooy mu saaga wala yooyu da koy dem mu dóor ko benn bis doom bi toog fi mu toog dégg yaa am def ko moom itam mu dem dóor ko da ko yow yaa ma waxoon ne ku def gros mot ñu dóor ko donc xale li muy déglu day joué ci moom Cheikh Mouhamed Fadel Ndiaye ni ngi ci Sénégal ni ngi ci réew moo xam si ne 95 musulmans juróom-ñeent fukk ak juróom yoo xam si ne ëpp ay jullit la waaye dañ jumaay Tuubaa ji wax nga ko fi sànq chaque jour bu ñu jullee toog sànn ba ba ñu jullit ba ñuy ndogu ña ngi fay teg ba fa fee waxtaanu diine Jurbel noonu Daaru Musi ne feneen ak Tiwaawan noonu feneen ak feneen noonu waaye nag boo xoolee ñun ñi nga xam ñoom ñu ay jullit lañ seetaan yeneen sax di leen di gënal seetaan la nga xam ne moo am jumaay Tiwaawan wala seetaan li nga xam ne moo am jumaay Tiwaawan loolu gëm bu des la wala li nga xam si ne moom la ñu gis ci télé yi moo ñu reflété bañ concentré wu ci loolu. merci beaucoup laaj boo am solo nga laaj c'est que maanaam d'abord àddina ba ko sunu borom bindee ba léegi ñaar yi faw dañuy xeex mooy lu jaar yoon ak lu jaarul yoon nii la ko sunu borom bindee te ñaaree foo fekk lu jaarul yoon rek day bari ñoo xamee ni ñoo koy tingoom di ko yanoo di ko jàppale benn imma mën na ci am ñoo xam ne dañoo réer xamuñu am na ci ñoo xam ne nag ñoom xam nañ waaye nag sunu borom maanaam dafa mel ni daal ak sànku ak sànki nit ñi ñoo leen ñor léegi nag ci loolu dafa mel ni kenn ku ci ne bu xamee sa rôle rek mbir yi mën naa woyof par exemple ñii nga xamante ni tey ñoom ñooy def théâtre yi ak sketch yi ci aju man chaque jour damay wax ni ñoom dese na ñoo xam seen rôle parce que ñoom ñooy seetu réew mi. et puis ñoom sax mën nañoo wax foofu wax ju baax loo xam si ne lii luy jar nit ñi luy yar xale yi la luy jëriñ askan wi la mais duñ ko wax. au lieu que loolu dañuy nekk foofu daggu saaga wala tuur ñam tuur ko papa nee na lii yaay nee na lii wax yoo xam si ne lii bizarrement yow mi ko toog diglu sax da ngay rus sa final bu fekkee ne sa waajur nga toog wala yow di ko seetaan. xam nga la moo tax ñoom ak ñi leen koy tegal ñoo bokk projet kenn ku ci ne xaalis ngay wut kenn ku ci ne ci ñoom ñaar xaalis ngay wut. ñoom xam nañ wala njortu nañ ni fa nga xamee ni ñooy télé yu mag yi bu ñu defoon loo xamee ni ak yar la bu ñu defoon loo xam ni diine net la bu ñu defoon loo xam ni culture réew mi net la bu ñu demee dañ leen di résister loolu ñoom njortu nañ ko xawma dañ koo xam xawma waaye njortu nañ loolu léegi nag looloo tax ñoom dañoo sukkandiku ci seen gàttu gis-gis googu maanaam ak seen bëggub dërëm ak seen bëgg jiital àddina ba tax ñu bëtt loo xamante ni ndigalal yàlla tabaraka wa taala la tey maa ngi woon ci maanaam ñàkk xam seen rôle gis nga ñi nga xamee ni ñooy jouer ay xeetu film wala ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee les journalistes xeet yooyu daanaka foo leen fekk ñooy seetum réew ma parce que étranger bu ñëw rek bu dikkee bu leen dégloo rek daanaka la ëpp nañuy waxee rek daanaka mën na cee sukkandikoo xam ñii ñooy wan réew wan xeetu askan lañ jeex na tàkk daanaka boo xoolee it nañ xool film américain yi wala français wala yi boo xoolee lu ñu def lu ñaaw danañ ci jéem a xeet génnee seen doole nan lañ mën a maanaam localiser ku leen di nar a def lu ñaaw nan lañ mën a maanaam di génnee seen force seen doole ñoom dofuñu waaye ñun nag malheureusement xamuñu loolu ñun mënoon nañoo def leen waaye génnee suñ valeur wax ni ñun ay nit lañ yoo xam ne ay africain dañoo digne comme li soxna Mariama doon wax am nañ valeur terre am nañ valeur nga génnee maanaam buñ nekkul julli sax ñu ne léegi ay julli lañ weeru koor ñëw nañ xam nga damaa yaakaar ne professionnalisme mooy man damay réaliser théâtre
léegi lii laa bëgg a réaliser ci waxtu wi laa koy réaliser xanaa dama yaakaar ni normalement war ngaa xool li ngay réaliser waxtu wa nga koy réaliser ñu am lu ñu correspondant wala déet yow weeru koor ngay def xanaa dama yaakaar ni waroon ngaa dem ci ñi nga xam boo xamul weeru koor war ngaa dem ci ñi xam weeru koor en tant que koo xam ne acteur nga ne lan mooy koor nan lañ ko mën a defee ba mu jaadu lan mooy nangam xam ci ay bagages yu leer nañ boo ko xamee ba pare nag ne accañ ziweek donte mën ngaa def maanaam safaan ba ak kii dafay jaar safaan bëgg a yàqu koor waaye nañ ko corriger loolu moo waroon a doon seen rôle waaye dañ koo jàdd ca yoon wa te gis nga niñ ko jàddee ci yoon wi ci weeru koor yi noonu lañ ko jàddee ci lu dul weeru koor kon mënuñu ko échec ci weeru koor ñëwut weeru koor ñëw ñu mën koo réussir loolu mënu ne fële lañ ko échecé ba pare moo tax waaw kay weñ gaa nga bañee ca mbànjaxaan moo tax bi ñu ñëwee ci cat gi it faw ñu raté penalty bi mënta ñàkk moo tax lii ñuy def waru noo bett moom kay problème bi moom mooy dañoo war a xool nan lañ koy fajee te lenn dong mooy faj gi moom mooy lan maanaam fexe ba ñi nga xam ni ñooy ñëw ci wàllu théâtre ñu fexe ba maanaam ñu am xam nga fi ñu toll suñu classe gi ñun dañuy ragal a dem ci barab yooyu te normalement war nañ faa mën a dem. d'ailleurs boo fa bëgg a dem sax duñ la fa woo. kenn fa soxla mooy ki nga xam ne kii daal yëpp yi adduna yi ko ñor te yoo xam si ne amul bopp amul génn kaso yooyu ni koo xam si ne dikk daggu saaga def bopp ba noo xam si ne xool ko sax nekk dara exemple nekk dara loo xam ne reflet la moom lañ ji préféré invité ko ki nga xam si ne invité dikk nañ wax leen ci wàllum diine loolu dem na ci tim ñi ba nga xam ñi koy seetaan fi mu toll nii seen YouTube bi ñu yor nii nga dugal ci benn addis boo loo xam si ne lii ci wàllum diine lay wax duñ ko boo ca bëree bëri sans vie nga cay am nga dugal benn affaire fait divers jigéen nga def na nii góor nga def na ne adduna bi yépp xool ko ca ñu ne ay musulman la vraiment nekk na loo xam si daal man je me pose la question ñun c'est quoi notre problème. du kéemtaan la waaye nag maanaam chaque jour nañuy rafet njortu ci man loolu ni nga ko seetloo remarqué loolu la ko ñëpp gisee tey fi mu toll nii woon boo ne woon dañuy def lu baax maanaam tey dañuy waxtaanee ci wàllu sëñ Tuubaa ak maanaam njàngale yi nangam ak nga wax leneen maanaam du bokk léegi rafet njortu gi moom mooy nañu jàpp ne dafa mel ni fañ leen waroon a jaarale lañ leen jaarale wul rek ndax nañ xam ne moom faw rek ñi nga xamee ni ñooy ëpp ci nit ñi faw dañuy nekk ñoo xamante ni xamuñu dara. léegi ñi nga xam ni ñoo jot a xam nag ñoo war a jàpp seen loxo loolu àddina noonu la ko yàlla bindee fi mu toll ay nit téeméer bu dajaloo woon faww maanaam juróom-ñaar fukk ya wala juróom-benn fukk ya moom ay innocent la ñu xamuñu dara léegi ci juróom-ñaar fukk yooyu wala juróom-benn fukk yooyu day am ñoo xam ne ñoo ko tey am ñoo xam ne moom ñàkk gee xam dara lañ nekk. très bien léegi nag ñu néew ñii ñoo war a jàpp ci loxo ñii ñu néew ñii. ñoo war a jàpp ci loxo nii te ñu néew ñooñu nag ñooy ñi moom télé bi gis nga ñi moom télé yi xam nañ bu baax a baax lan mooy lu baax parce que sëñ siini doone ma mukk waa joo xamante ni dafa xëy di nelaw gontu di nelaw fanaanee nelaw yeewu di nelaw di dem ba xëy suba rek daan ne tijji naa télé loolu mënul ne jeex na faaw nga am foo jaar yooyu ngay jaar benn mu nekk jaar-jaarum njàng wala jaar-jaaru àddina benn bu ci ne may na la xam-xam bu doy sëkk bur nga mën a jubbanti nit léegi ba nga ko amee ba pare lan moo la tey jubbanti nit ñi te mu leer na la ne fakkastalu nga ci ay yoon yoo xam ne sa téeméeri morom danañ ci fakkastalu te leer na la ne 80 yi ci ñoom duñ ci mucc lu tax lu la tey jàpp seen loxo yaa ko tey moo ko tey téeméeri junni yoon ndax lan xaalis kon ñoom li ñuy def xam nañ ko bu wér a wér waaye dañ cee dëgg seen tànk kon ñoom rek la ñuy waxal ne leen nañu dellu gannaaw ci li ñuy def nañu fexe ba yërëm sénégalais yi nañu fexe ba yërëm nit ñi orienté leen ci bonne voie. jërëjëf xam naa soxna Mariama ci yow la ñu tàmbalee sax nga boole ko sa kàddu yu mujj rek nga tàggatoo wala ak mbokk téléspectateur Rafah TV. xanaa di leen dénk rek ne nit danga war a diiñ ci sa bopp ndax yu bëree bëri ngay gis ni nit ñi dañ ci joué waale benn rôle gi ñu ciy joué waale mooy lan. fowee nit ñi walla jaxase xeluk nit ñi te nit ku nekk responsabilité nga danga war a cadrer sa bopp ci diiñ ak fulla boo ca nekkulee nag day xaw a yéeme day doy waar nit ki dangay am fulla maanaam bàyyee xel lu bëree bëri ndax ñaar yii feek mu ngi ci àdduna rekk yàqu-yàqu day bëri walla ñaar yi feek baaxul rekk
yàqu-yàqu day bari muy lan njiit ñi ak boroom xam-xam yi njiit ñi fekk jubuñu te jubaluñu maanaam ñi nga xam ne ñi dañuy juyaloo nit ñi loo xam ne heure bañ koy def leer bir na la ne heure bii ñu koy def nii amaana yow mi di ci yàq sa temps wala xale bii nga xam ne mu ngi toog di ko seetaan day tourner xelam wala day tourner maanaam yar ga nga ko doon yar te nit ki maanaam dafa war a bàyyi xel ne yaru doom encadré goo xam ne day baax waaye boo ko dul bàyyi xel yow la ngay seetaan mënoo koo tere sag doom mu seetaan ko wala comme li sëñ Yuusufa mi wax boo koy seetaan bu fekkee safaan nga la jubbanti ko ca bu fekkee lii baaxul nee ko lii baaxul waaye bu fekkee baax na soññu ko ca wala nga ñàkk ko ca mu jàpp ca kon xam naa ne dañuy tàggatoo di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen ñaanal jàmm. jërëjëf soxna Mariama ci kaddu yu am solo yooyu tàggatoo bu am solo boobu Youssouf Sadio en tant que journaliste ci plateau yooyu à chaque fois dañu fay gis ñi xam se ne ay journaliste say naataango journaliste dafa nekk d'ailleurs soit ñoo koy animé wala bu ñu ko animé sax ñoo ngi bokk ci plateau bi boo leen sànni ay kaddu yoon kaddu lay doon. côté plateau bi comme sama confrère chaque fois dañuy toog ci plateau bi waxtaan donc mooy comme lu ñu jot a jàng école la mooy lan le professionnalisme waaw foo mënta dem rek bu fekkee sax jàng bi demeewul noonu sax mais professionnel fexeel tout na nga am tuuti partie du professionnalisme bañ a nangu gars yi di la yóbbaale parce que actuellement fu ñu toll nii dafa yomb pour nga yóbbaale nit. boo xoolee ñoom dafa mel ni jamono ji li seen rôle lañ ko fàtte seen rôle mooy lan éduquer informer enseigner te seen rôle bu dafa mel ni nekk ñu di ko doxal actuellement loolu. xam na am na ñu ko perte mais am na ñoo xamante ba léegi ñu ngi fu ñu nekkoon foofu la ñu nekk ba léegi y a des vrais journalistes ba léegi ñu ngi foofu xëy na daal comme lu ma lay wax nii am na vague bu ñëwee nii boo moytulee sax di nga dem yow sax boo moytulee di nga dem man sax bu ma moytulee dinaa dem mais ku nekk comme soxna si ni mu wax na dignité boobu noonu ak am solo quel que soit alpha quelle que soit la situation fexeel tout sa dignité boobu nga garder ko. maa ngi doon déglu benn waay mu ne toute personne qui perd sa dignité perd sa culture et si tu perds ta culture tu perds ta valeur et si tu perds ta valeur tu perds ta religion et si tu perds ta religion tu perds aussi ton ethnie. C'est extrêmement fort donc dignité dafa baax ci doomu aadama nañu sàmm suñu dignité boobu noonu quel que soit alpha mais actuellement comme on joue avec l'argent la ñuy jouer léegi tey benn waay ñëw teg la mallette bi nii damaa bëgg nga wax ma lii yow doo bàyyi xel ëllëg après mais yow mallette bi nga gis ni ci loolu ngay bàyyi xel moo tax da cee baax ñun en tant que journaliste ñu jéem a xool bu baax on regarde le rétroviseur ñu xool rétroviseur bi et faire la part des choses entre l'accessoire le contestant et l'essentiel dafa am solo essentiel boobu la ñuy soxla parce que ci net bi yaa tout internet bi yaa tout am na ñuy nekk foofu pour xaalis la ñuy soxla ñu ngi ut xaalis am na ñu ngi foofu di informer am na ñu ngi foofu di éduquer xam nga mais lu bëri foofu mooy lan ñi nga xamante ñu ngi fee pour yàq valeurs yi ñoo bëri foofu noonu dem nañu ba ñu wax affaire homosexuel et cetera yi nga xamante ne tout ça lii yëpp bu njëkk bi ñu amuñu lii homosexuel yow mës nga dégg loolu avec média bi nu mu defee ni boum rek ci nga commencé dégg homosexuel et cetera parce que média bi la lépp mu ngi foofu tey boo bëggee jàng nga dem ci internet di nga jàng waaw boo bëggul jàng tamit nga dem foofu loo soxla foofu mu ngi foofu donc nañu bàyyi xel moo tax dajee baax rek parents d'élèves man ba léegi parents yi chaque fois na nga rester vigilant sa doom yi na nga bàyyi xel ci xale yi fépp fu muy dem bàyyil xel ci moom bu fekkee yor na portable tamit na nga bàyyi xel ci portable tamit éducation fu mu nekk ni léegi ku nekk na nga éduquer sa doom sa kër nga éduquer ko chaque fois nga koy contrôler man daal loolu laa gis comme lu ma wax sama confrère journaliste ak conseillers yi tamit nañu gën a bàyyi xel parce que tout est possible daal ku nekk na nga sàmm ci sa dignité bi li nga meloon nga continuer ci loolu donc di nuyu téléspectateur di leen siyaare bu baax di la nuyoo tamit di nuyu soxna Mariam di nuyu Mouhamed Fadel Ndiaye kontaan naa vraiment il a macha allah di nuyu suñu koy caméraman Mourtara ak sëñ Fallou jërëjëf merci. Cheikh Mouhamed Fadel xanaa sa kàddu gu mujj rek. macha allah daal li gone yi naan du ngeen di boppi neen sol ngeen mbaxana wax dëgg yàlla ak sama rakk ju baax ji soxna Mariam Ñing nekk ku yaru moomet di yëngu ci wàllu alquran ak xam-xam.
kàddu yu mujj yi daanaka du weesu lu dul wax àddina ne leen rawatina sénégalais yi nañu moytu lii ñuy tuddee média. C'est très dangereux te xale yi ku jug rek da nga koy song ndax may dégg ñuy wax ne mooy ñetteelu pouvoir gannaaw nguur ci jëmmi boppam dooleem gannaaw alal moom média moom lu ne mën na ko nim la mënee yëkkati ba ca kaw ak façon ba mu lay yëkkatee nag ndax fan yi dégg ngeen koo xamee ne nu ne lañ ko tuddee rajo yëpp nga ko tudd te kenn xamul lañ ko tuddee lu mu waaye noonu la mën a daaneele it te ñoom ñoo mën a jël lu xonq léegi def ko muy lu weex ba ñëpp gëm ne lu weex la te pourtant lu xonq la ñoo mën a jël it koo xamante ni leer nañu ne dafa taq rip ñu seetal ko ba mu set wicc ba ku ko gis buñ ne moom la ñuy invité rek ñëpp ñëw di ko seetaan kon ñoom dañoo jara moytu li nga wax nag da cee am solo mooy fa ndox daan taa ba léegi boo demee fekk fa tepp-tepp am na ñoo xam ne ba léegi ña nga ca la nga xam ne moo leen war ci média yooyu di wax ne ñaar yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane mooy ñiy wax ci télé yi ak ñi nga xam ne ñooy def xeeti théâtre yooyu dañu xam ni wax yi dañ koy enregistré bokkut ak bu njëkk ba nga xam ne da ngay wax sag wax rek après mu pare nga pare ci gis nga lii ñuy wax buñ fii ba ñuy demaat ñeent fukki at danañ ko génnee li ñu naan vaar moom la ñuy def te nañu xam ne képp kuy wax ci xam-xam xale yee ngi ñëw te xale yi ñëw benn dañuy làmbaayoo xam-xam ñaar worma yi nga xamee ni moom la mag ña amoon ci suturaal ñoom amuñu ko lépp loo fi wax loo xamante si nii néewut noonu dañ la koy vaar dañ la koy génneel waa nga ne lii la waxoon te ndeke lii nekkul lu wér lii mooy li wér kon yow mi nga xam ne yaay wax ak ko manti doon bàyyil xel loolu yow mi nga xam ne yaay gée xeeti théâtre yooyu man de damay wax ne ñoom ñi koy gée war nañoo xoolaat seen bopp bu baax li tax moom mooy man damaa tiit ci seen mbir ndax ñoom dégg nga ci ñu bari ñoo xamante ni daal seenu mujj daal dégg nga ci ñoo xamante ni daal seen feebar bañ feebar ak it jéebaane gi ñu leen jéebaane ci télé yi man de wax dëgg yàlla rafetlu ma ko kon képp koo xam ni yaa ngi yëngu ci majaal moom war ngaa rafetalaat sa toogin ngir bu ëllëgee buñ lay delloo si waat say kaset ngir bu ëllëgee buñ lay jéebaane ci média bi ñëpp daan ne est-ce que kooku de wuute naag ñi nga xam ni ñooy ay moroomam kon loolu na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax ñi ngi ziyaare ñëpp rek di ziyaar mbokk yi nga xam ne ñooy topp suñu këf kii muy Rafah TV ziyaar sëñ Mourtada ak Cheikh Fadel ak mboolem ñëpp rek wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Cheikh Mouhamadou Fadel kon dañuy jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkaloon plateau bi rek suñu naataango Youssouf Sadio ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Mouhamadou Fadel Ndiaye waaye tamit suñu jigéen bi soxna Mariama Ñing ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax dikkaat un peu ci li nga xam te ni moom la ci waxoon ci tënk bi mooy lan nañ bàyyi xel ci leen mooy ne lu bon bu ko àdduna bépp di def tamit du tax mu baax waaye lu baax it bu ko kenn defu ci àdduna tamit du tee day baax te lu baax rek mooy li nga xam si ne moom mujj gi rafet kii dafa wax lu am solo muy wax day des dañ ne woon les paroles s'envolent, les écritures restent boo waxee day dem li ñu bind mooy des tey nag li ñu wax day des bépp kàddu bu waay wax na nga ci sóoraale ëllëg nañ ci bàyyi xel bu baax a baax gën a góorgóorlu gën a fonkaat suñu diine muy suñu mbokk suñu naataango yi xam ne ñooy yëngatu ci ñooy animé plateau yi lépp loo xam ne day jaxase këri diine lépp loo xam ne day jaxase ay aw xeet wala aw askan nañ ci góorgóorlu mooy loola bu baax a baax ndax média mën na defar fraction de seconde mën na ci defar adduna bi yëpp mais fraction de seconde mën na ci yàq adduna bi yëpp kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo doon suñu seetaan suñu site bi di Rafah TV di une chaîne de télévision religieuse et culturelle ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax lii mu nekk suñu jotaayu koor jërë ngeen jëf